moom ki nga xam ne que moo di Maître Clédor ni Ousmane Sonko am na benn li nga xam ne que moo di début difficile jëm si wàllu cardiaque ak li nga xam ne mooy wàllu ko benn ko. Dafa paralysé côté gauche bi sentiratu ko suñuy xool nag ki nga xam ne que moo di Anna Diamanka bokkoon na ñëkk wax tey jii nag ki nga xam ne que moo di Maître Clédor daal di koy ñëw dëggal que ni Sonko côté gauche bi sentiratu ko alors ma ni kon état de santé bu Ousmane Sonko na de plus en plus mu ni li nga xam ne que moo di dégradant ma ni kon mu daal di koy xamle woon nag démb yemoo ko fanweeri fan seeru août atub 2023 mu daal di jàpp ne nag jot na li nga xam ne que moo di justement kilifa yi daal si addu daal di jëm si kaw ki nga xam ne que moo di Ousmane ndaxte de plus en plus nag jàpp na ni lu jëm si wàllu wu nu mel mi ngi dégradé wu te itam dégradation bi sax yegg na ba si li nga xam ne que moo di ses organes nam ko waxee que ni l'état de santé de monsieur Ousmane Sonko a atteint ce jour un seuil alarmant au point qu'il est à craindre que les seuls soins médicaux ne puissent plus lui éviter une dégradation irréversible de ses organes vitaux donc loolu daal di xamle que ni jamono ji nag Ousmane Sonko ba tey nangul jël benn soin te loolu war na mën a am impact jëm si nga xam ne que moo di ay cëram Maître Clédor Kàddu la daal di yëkkee exactement waaye itam mu daal di jàpp ni les autorités politiques ainsi que l'administration pénitentiaire en sont informés de même que le doyen des juges d'instruction qui a délivré le mandat de dépôt à la suite d'un détournement de procédure du procureur de la République mu daal di jàpp ni itam moom yëgal na ko li nga xam ne que moo di autorités pénitentiaires yi ba si sax li nga xam ne que moo di administration ak autorités yi nga xam ni itam ñoo daal nekk si nguuru président Macky Sall pour ñu daal jël seen ay dispositions jëm si ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko parce que jàpp ne ni boobu ba tey nag li nga xam ne que moo di justement son état de santé mi ngi daal di détérioré bu baax a baax Maître Clédor daal di fàttaliku ana si anam leen daal di tegee Ousmane Sonko ni sàccub téléphone la koy daal di toppee c'est-à-dire vol d'un téléphone ak li nga xam ne que moo di appel à l'insurrection bi nga xam ni itam jamono jooju mettre nañ ko li nga xam ne que moo di sous mandat de dépôt waaye itam procureur daal di sàkk si moom benn ouverture d'enquête jëm si kaddu yi nga xam ni itam jàpp neen Ousmane Sonko mi ngi ko doon yëkkati boobu ba tey fii Sénégal waaye itam ce autre que le doyen des juges qui ont le pouvoir de mettre fin à sa détention mu daal jàpp ni doyen des juges rek moo war a mën a daal di li nga xam ne que moo di jeexal lu nu mel jëm si détention bu Ousmane Sonko ma ni kon nag jamono jooju ba tey ñi ngi daal di déplorer benn li nga xam ne que moo di ab tekkaaral wala comme sax ab noppi teef bi nga xam ni itam am na si kaw ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko seenu ko leader waaye itam jàpp ne ni lu nu mel peuvent aller vérifier mes déclarations à la réanimation où le brave docteur traitant s'achine auprès de son patient pour avoir la confirmation que ce dernier est épuisé sur le point d'atteindre ses limites avant qu'il ne soit trop tard man ni kon ki nga xam ne moo di Maître Clédor mi ngi daal di sàkku li nga xam ne moo di kilifa yi daal di dem laajte li nga xam ne moo di docteur yi par rapport état de santé bu Ousmane Sonko ñoom ña ko doon faj sax xam ne ni état de santé mi ngi daal di dégradé wu te it war na mën a am ay impact jëm si wàllu ko santé am ni itam jot nañu daal di koy libéré laata li nga xam ne moo di béy di yeeyu muus noonu la ko daal di li nga xam ne moo di tënkee balaa li nga xam ne muy trop tard maanaam balaa yi fii di daal di weesu wala kon balaa li leen si daal di xew waaye itam jàpp leen itam la philosophie la morale et le juridisme n'ont plus droit de citer man ni kon nag jàpp na ni jamono ji wàllu philosophie ak wàllu ko moralisme ak wàllu juridisme amatuñu fi li nga xam ne moo di raison d'être parce que fa daal di jàpp ni moom Maître Clédor ni bépp bu si nekk la da nga ko daal di sappe fii si Sénégal waaye itam mu daal di jàpp ni on ne peut pas rester sourd et marbre face au risque que le maintien en détention d'Ousmane Sonko pourrait engendrer alors qu'il existe des mécanismes juridiques internes conformes au droit international qui permettent de le libérer à l'instant où je m'écris mu daal di jàpp ni itam mënuñu daal di noppi benn yoon par rapport ak état de santé bu Ousmane Sonko vu que ni il y aura d'autres mécanismes ak yeneen li nga xam ne moo di alternative yi nga xam ni itam war nañu saa war a mën a sukkandiku peut-être pour ne pas sax li nga xam ne moo di dindi li nga xam ni itam moom na ngay daal di toppee waaye pour daal di koy may quelques possibilités mu daal di rétablir ñëwaat ak li nga xam ne moo di santeem mu daal di jàpp nag lënu mel du rek Sénégal moo ko daal di li nga xam ne moo di maye waaye fépp si àddina bi exactement waaye itam mu daal di jàpp ni mi ngi daal di lancer benn ko appel ki nga xam ne moo di le président de la République Macky Sall ni mu daal di si ut li nga xam ne moo di ay solution ñu daal di war a mën a libérer kaw ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko parce que nag jàpp na ni de plus en plus li nga xam ne moo di état mi ngi daal di menacé waaye itam mu daal di jàpp ni
jamono ji le président Macky Sall pour mu daal di génn par la grande porte comme na nga ko waxee fa nga xam ne itam mooy zanu ko Touba il faut que mu daal di bàyyi li nga xam ne que mu di réew mi si yenn si ay conditions yi nga xam ne itam Maître Clédor cité na ko si allant dans ce sens waaye itam jamono jooju du rek Ousmane Sonko lay daal di exiger li nga xam ne mooy libération waaye itam bokk na si les mille détenus politiques yi nga xam ni itam jamono ji caabi féete na leen ginnaaw moom ki nga xam ne que moo di Maître Clédor tamit mi ngi daal di sàkku ne sa fi itam ñi daal leen li nga xam ne que moo di libéré daal di gaaw jotaat seenu que li nga xam ne que moo di liberté waaye jàpp leen itam mu daal di jàpp ni ce sont aussi des conseils et selon le dicton rien ne sert de courir il faut partir à point mu daal di jàpp ni dara jarul yàqamti il faut ñuy daal di li nga xam ne que moo di dox nànk mu daal di koy jëlee si ki nga xam ne que moo di Montesquieu moom Maître Clédor mu daal di jàpp ni itam au nom de mon devoir et de ma liberté d'informer juste de penser et de conseiller mu daal di jàpp ni nag devoir am la mu daal di alerter waaye itam daal di li nga xam ne que moo di layal li nga xam ne que moo di client am jëm si jafe-jafe yi nga xam ni itam ñootees na ni Ousmane Sonko mu koy daal dund fa nga xam ni itam mooy zanu kasaba donc Maître Clédor kàddu yooyu la daal di yëg exactement suñu ay confrères yu Dakar Matin daal di koy reprendre ki nga xam ne que moo di Pape Alé Niang donc ce qui peut-être li ñu war a mën daal di war a mën a retenir jëm si li nga xam ne que moo di si sortie bu Maître Clédor ce qu'il faut retenir mooy jàpp na ne nag Ousmane Sonko mi ngi souffrir benn li nga xam ne que moo di début lu jëm si wàllu ko déficit cardiaque ak wàllu ko paralysie si côté li nga xam ne que moo di gauche bi nag ki nga xam ne que moo di Maître Clédor jàpp ne nag à un moment donné Ousmane Sonko sentiratul li nga xam ne que moo di côté gauche bi alors mu daal si dikkaat si nu mu gën a yaatu moom ki nga xam ne que moo di Maître Clédor mu daal jàpp ne du ñàkk itam dans les jours à venir ñoom li nga xam ne que moo di état bu Sénégal dina daal jël seenu ko matukaay neex daal di koy bàyyi mu daal di li nga xam ne que moo di ñibbi këram. Alors donc mi ngi noonu ma ni kon ñëwaat na exactement si état de santé bu ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko kàddu la si daal di yëkki moom ki nga xam ne que moo di Maître Clédor Ly. Alors dañuy daal di poursuivre wax aussi si ki nga xam ne que moo di peut-être ñu ngi daal di ñëwaat si Ousmane Sonko dans quelques instants ak li nga xam ne que moo di le plan B à la sortie bu ki nga xam ne que moo di ñoom justement ñoom El Malick Ndiaye ba si sax Guy Marius Sagna ba si sax ki nga xam ne que moo di Birame Souleye Diop waaye itam xibaar bi neex bi nga xam ni itam wàccu na jëm si wàllu yoon ak wàllu yoonal pas plus tard ñoom itam li nga xam ne que moo di ses avocats doon nañ daal di exiger la libération bu ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara Ndiaye nekk aussi li nga xam ne que moo di benn praticien moom itam daal di koy xamee bu baax a baax si yoonu ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko waaye itam jàppee ne à la dernière minute nag chers téléspectateurs ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara démb ñoo ko daal di gisandoo woon mu dine ko daal di li nga xam ne que moo di may liberté provisoire waaye itam ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara mi ngi sous contrôle judiciaire ginnaaw ba nga ko daal di tegoo nag li nga xam ne que moo di loxo suñu fàttaliku nag chers téléspectateurs moom ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara daal di koy tegoon loxo lu jëm si wàllu ko financement si yenn ay manifestations yi nga xam ne itam doon na am fii Sénégal di appel à l'insurrection wala comme sax daal di yàq li nga xam ne que moo di dëkk bi à la dernière minute nag ginnaaw ay sàkkuteefu jëm si li nga xam ne que moo di ay avocat am ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara Ndiaye mu jëneen ko daal di may li nga xam ne que moo di liberté provisoire maanaam li nga xam ne que moo di bàyyi ko nigandiku donc fu mu toll nii nag ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara amaat na li nga xam ne que moo di liberté am wan na daal di war a mën a daal di doxiwaat li nga xam ne que moo di ay soxlaam naka démb nag def na li nga xam ne que moo di sorti fa nga xam ni itam mooy zaanu ko Tektal TV waaye lañ gis ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara muy grève de faim bi jàpp na ko lool jëm si li nga xam ne que moo di xar kanamam donc lañ doon daal di ñaan li nga xam ne que moo di peut-être askan wekk ak ñëpp li nga xam ne que moo di suñu borom mu jën daal di def li nga xam ne que moo di jàmm en tout cas moom mu daal di bind si page Facebook am que ni alhamdulilah nous remercions toute la population sénégalaise d'ici et de la diaspora Cheikh Bara Ndiaye est libre pour votre info cette fois-ci c'est la bonne information man ni kon nag moom Cheikh Bara loolu daal di bind que ni mi ngi daal di sant ak gërëm ñu nekk si réew mi ak si ko biti réew si jàpp gi nga xam ni itam jàpp na leen ko ba ñu war a daal di war a mën a réussir li nga xam ne que moo di boobu de xeex sàkku jëm si libération bu ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara Ndiaye alors ma ni kon kilifa yu bëri nag intervenir neen par rapport à cette libération justement bu ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara donc mu nar a nekk libération bu am solo parce que aussi Magal Touba su terro Cheikh Bara ku nekk xam ne ni lu am solo dina xam ni itam mu koy def si nga xam ne que moo di Magal Touba bi donc li nga xam ne que moo di libération bi dafa nekk loo xam ni itam askan wi jot nañ ko à bras ouverts en tout cas ki nga xam ne que moo di son avocat di ki nga xam ne que moo di maître Moussa Sarr kat yi nga xam ni itam rotoraat na ko si
jàpp na ne nag fu mu toll nii den daal def lu tout pour ki nga xam ne moo di Cheikh Bara am benn liberté définitive maanaam ñu daal di dindi boobu dina xam ne moo di contrôle judiciaire te itam jàpp na ni seenu ko mbir la mais ak lépp lu mën a am rek jamono ji donc Pape wala comme sax ki nga xam ne moo di Cheikh Bara amaan na li nga xam ne moo di liberté am mi ngi noonu donc ngeen koy daal di gis chronique fa nga xam ni itam mooy zone Walfadjri démb gis neen ñoom Sa Ndiogou et consort ñu nga xam ni itam ñoo di ay naataangoom daal di annoncé très prochainement son retour jëm si chronique yi nga xam ni itam doon na ko fa daal di def donc moom ki nga xam ne moo di Cheikh Bara pour rappel la nga ko doon jàppee bokk na daal di financer li nga xam ne moo di ay jeunes waaye itam ban daal di tijjee li nga xam ne moo di téléphone portable yi fekk fa leen loo xam ni itam jamono ji ëlëb na lool li nga xam ne moo di xelu li nga xam ne moo di justement enquêteurs yi waroon daal di koy li nga xam ne moo di jàpp mais quand même mu daal di sóoboon si grève de faim ba daal di koy boon sa fa nga xam ni itam mooy zone réanimation jaarale ko fa nga xam ni itam mooy zone pavillon spécial à la dernière minute nag mu ki nga xam ne moo di Cheikh Bara wala na mu daal di wala mën a amal màggalam fa nga xam ni itam mooy zone Touba. Alors dañuy daal di wéyal ba tey seen matinale d'information mu ni kon mi ngi noonu